bi nga xam ne dañ leen koy defal saa su nekk ci waxtu wi te mooy émission bu am solo di émission boo xamante ni turoo mooy nan ko waxtaane ñu fas yéene waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu développement wàllu politique sociale ak lépp loo xamante ni ñeel na askan wi si seen dund ñu fas ko yéene di ko waxtaane ci émission bii tey nag ñu am mbégte bu baax dalal sunu grand frère Serigne Mor Niang nekk kenn ci Xombol nekk ko xamante ni kenn dootu ko présenté waa Xombol ñu am mbégte bu baax dalal ko sur la 106.5 FM di jéggalu bu baax na xaw na noo am ay tardement tuuti ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax waaye laataa ñuy sori rek dañ koy bàyyi sëñ Mor mu nuyu mbokki Xombol ak li ko wër ñu daal di commencé li nga xam te ni moo di waxtaan sëñ Mor ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ma tàmbali rek di wax ni a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim bu ñu sante yàlla ba pare julli ci Seydina Muhammad alayhi salaam sant suñu ñaari wayjur di sant suñu sëriñ Babacar Sy Mansour maa ngi nuyu askanu Xombol yëpp ak li ko wër di nuyu aussi Alioune Diouf bi nga xamante ni moo ma dalal ci rajo Xombol tey ji ci émission bu nuy wax nan ko waxtaane waaye nga permettre ma tàmbali ci aussi souhaiter joyeux anniversaire à ma femme Adji Niang fête anniversaire am ci 24 bi ma am occasion tey ji toog ci rajo ak ci télé ñu di ma dégg ak di ma gis ma souhaité ko joyeux anniversaire ñaan yàlla defal ko atum jàmm ci barke yonent bi mais aussi ma souhaité joyeux Noël à nos amis catholiques ñi nga xamante ni ñoo moom feet gi ñaanal leen at mi ñuy dugg yàlla na dàq ci ñëpp at mi nga xamante ne ni moom la ñuy génn ci barke yonent bi jërëjëf Serigne Mor soxna si gis naa ci Facebook bi nga koy souhaité moom tamit ñoo ngi koy ñaanal mu dund 100 ans 130 ans comme ni ko récent ordonnance dund gu ànd ak njariñ njaboot gu barkeel ci barkeb xaadim ati ñu commencé waxtaan bi dina tënk ci développement local développement au niveau national politique locale politique au niveau national social tout ça dinañ ko waxtaanee bu nu temps bi maye ndax tardé nañ tuuti dañ koy commencer rek ak politique au niveau national mu mel ni Serigne Mor actualité yi nga xam te ni lu mat 1 mois ngi nii moo fi nekk mooy ci kaw gis nañ ak lëkkoo gu am ci entre Idrissa Seck ak Macky Sall mu doon loo xam ni ay weer yi ñu génn kenn xalaatu ko woon yow da ngay def politique yàgg ci loolu macha allah ban jàngat nga am ci loolu le fait que Idrissa Seck ñu génn ci élection présidentielle mu nekkoon 2e fekk ci Macky Sall mi nga xamante ni moom mooy président de la République coow li bari na ci gis-gis yi bokkut mais yow nag nga ko gisee. waaw maa ngi lay sant Alioune parce que wax nga actualité boo xamante ni présentement au niveau national et international ñëpp dañu ciy joxe seeni xalaat man nag boo ma ci laajee dina ma neex trop parce que d'abord dama nekk membre Benno Bokk Yaakaar liggéeyal président Macky Sall ci Xombol ak leneen lu ko jiitu fu dul Xombol ca commune bu ñuy wax Golf Sud ba ni ma dikkee Xombol ma bokk ci rare jeunes yi nga xamante ni pratiquement ñoo njëkk a créer mouvement boo xamante ni pour jàppale président Macky Sall boobu on était à la commune de Golf Sud ma tudde woon ko Grande Alliance citoyenne pour l'émergence ma di ci yëngatu ci cadre boobu avant may ñëw Xombol loolu xëy na dinañ am occasion pour dugg ci yooyu mais comme li nga wax ci actualité boobu man dama wax ni Sénégal dañu toll ci moment boo nga xamante ni nii kenn ku ci nekk fa nga ne
xam ni at mii ñu nekk dafa nekk at moo xamante ni métti na lool ci askan wi. kon donc bu ñu àggee ci niveau boobu dafay baax acteurs yépp que ce soit politique acteurs de développement tous les citoyens se retrouvent pour que li nga xamante ni nii moo nekk ci dëkk bi ñu mën ko xeexandoo ensemble parce que nit ñi nag bu ñu joxantee loxo rek ci la ñuy mën a attaquer li ñu bëgg a song parce que def nañu boobu exemple au niveau de Khombole bi ñu koy def l'adjoint au maire Lamine Gueye initié ko teg fi comité boo xamante ni nii service yëpp ak acteurs yi fi nekk yëpp à Khombole ñoo dajaloo sans distinction aucune. donc loolu kon donc bu fekkee ni dañu dem ba président Idrissa Seck waxtaan ak président Macky Sall pour ñu ànd liggéey ci cadre boobu moi je pense que dama koy apprécier et ñu accueillir ko aussi à bras ouverts et aussi di accueillir suñu naataango yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi au niveau de Khombole ñu xam ni aujourd'hui président Macky Sall ak président Idrissa Seck benn lañu mburu lañu ak soow ak ni ko comme ni ko Idrissa waxe sama mag Assane Niang dolli ca ni ñooy sax suukaru cristal bi nga xamante ni moo koy safal. donc loolu aussi ñu apprécier ko donc ñu tàllal leen loxo xam ni ñi ngi ci biir ñu àndandoo liggéey ci cadre bi nga xamante ci lañ nekk pour le développement de Khombole. en tout cas j'apprécie bien le fait que Idrissa Seck ànd ak président Macky Sall fas yéene liggéey rien que pour le développement du Sénégal. sëñ Mor est-ce que lay bi ñu koy defal xawuta yomb ci réew mi moo ko soxla danoo war a joxante loxo ànd liggéey est-ce que dañuy gis ni bu fekkente da ngaa nekk ci opposition bi rek waroo jàppale sam réew Idi est-ce que nekkoon ci opposition bi du tee mu mën a joxe ay solution ak i proposition président Macky Sall. waa xam nga bu ñu waxee dëgg tey dëgg rek di am gis nga ñaar ñoo nga xamante ni ànduñu. kii yore nguur kee nekk ca biti bu fekkee ni juboo gi war a am amulee bu fekkee ni aussi amuloo benn citoyenneté bi walla ki nga xamante ni nii moo jiite nguur aussi boo ko waxee peut-être mën na koo bañ a prendre en compte loolu parfois dafay am ci ay diggante mais su fekkee ni par exemple moom mi nga xamante ni moo yore nguur yore réew mi daf ni kat kii gis naa ne am na xam-xam am na lu mu mën a joxe ci réew mi am na loo xamante ni mën na koo apporter pour ci dëkk bi ma tàllal ko sama loxo mu dikk ñu ànd liggéey ci cadre boobu je pense que loolu nekk na loo xamante ni nii du lu jafe du maanaam du ñu indi benn jafe-jafe war a wutal ko lay mooy que ni ku ne yàgg na dégg président Idrissa di joxe ay xalaatam léegi nag boo demee ba mu leer la ni je pense que noonu lay demee président Macky Sall bu demee ba mu leer ko ni vraiment président Idrissa am na xalaat am na mën-mën am na gis-gis lu tere par exemple ñu ànd pour liggéey kooku bu ko tàllalee loxo mu jox ko loxoom pour ñu ànd je pense que loolu amul lay muy ànd ak sama leader Lamine Gueye position bu ma mën a yore foofu bu ma gisee keneen koo xamante ni nii mën nañu apporter dara pour Khombole pour ñu ànd liggéey man je n'hésite pas génn jox ko sama place boobu bu ko defee pour ñu continuer ci liggéey boobu je pense que loolu la war a demee partout pour koo xamante ni nii da nga bëgg ni Sénégal moo la ñor kon tey jii bu fekkee ni dafa am ñu nu tàllal loxo ñu ñëw ala kuliyal boo bëggee jox nit ki pour mu liggéeyal askan wi liggéeyal Sénégal di nga ko jox place di nga ko jox poste di nga ko jox responsabilité léegi nag responsabilité yooyu su fekkee ni responsabilité yooyu am na ñeneen ñu ko yoroon dañuy mën a d'accord waxtaane boo mënee puus mën nga am feneen foo xamante ni nii fa ngay jariña askan wi mais kii ñu teg ko fi nga xamante ni nii aussi moom itam mën na apporter quelque chose je pense que loolu man gisuma donc benn bu fekkee noonu la demee amul problème mais dañuy gis ni am na ñu ci mer ku mel ni cas Mimi Touré gis nañ mu génn commencé di wax
Macky Sall amul droit am troisième déposer candidature am troisième candidature am. donc yooyu gis na ni bi mu nekkee ci biir waxu ko woon kon mënoon a jàpp ni dafa mer moo tax mu commencé di wax donc yooyu leen wax le fait que am ñoo xamante ni ay kàngam leen ci biir parti bi ñu xañ na jël leen yoroon jox ko keneen ñoom ñu taxaw mer. waaw parce que du yàqal parti bi dara. waaw xam nga ki ñu joxe responsabilité nga nekk ci ay at yu bari. boo demee ba nga xamante ni nii responsabilité yooyu am na lu nu ci rucci bu fekkee ni am nga rek sens de defar ak li nga xamante ni nii moom la nit ku nekk walla nekke ci askan wi je pense que loolu wurta nekk problème pour ngay mer walla di génne loo xamante ni nii daawoo ko génne bi ngay nekk ci biir. man sérieusement apprécié wu ma li nga xamante ni nii moom la madame la présidente Aminata Touré defe parce que li ma gëm mooy bu ma nekkee ci biir àndandoo ak nit ci wàllu liggéey loo xamante ni nii gëmuma ko ci bi may nekk bu ma génnee ci biti du tax ma gëm ko c'est-à-dire conviction yooyu moom manqué ñu bari fii ci Sénégal c'est ça le malheur boo nekkee ci biir noppi boo génnee di wax je pense que loolu c'est pas bien et que loolu mais sëñ Mor loolu dafay tax ni dafay nan ngay mën a nungalee Idrissa Seck mu nekkoon ci biti di ŋaañ waaw dugg ci biir noppi dem sax ba ni mburoog sowlan waaw war nga ko mën a muñal ki génn te wala ki jàpp ne dañ koo boddi moom muy génn doon ko noppi woon na muy ŋàññi kii da doon ŋàññi bi mu nekk si biti bi mu duggee ci biir fi mu toll mu ngi noppi waaw xam nga fi mu ne nii xam nga ñàkk a muñal moom amagu fi parce que tey jii bu fekkoon ne Mimi bi mu génnee attaqué wala yu demee noonu nit ñi attaqué ko moom itam wala sax ñu def ko loo xamante ni waruñu ko def dañ ko bàyyi nañ ko ak liberté boppam muy wax xalaatam kenn newu ko du noonu wala yu demee noonu waaye nit ñi nag dinañu apprécier mais dama wax ni nekk ci biir doo wax boo génnee ci biti di wax loolu je pense que responsable moomut loolu. mais moom xëy na ki ne ci biti moom nekk ci biti. waaw doo xaar di wax nekk ci biir. waaw dama wax ñoo yem xam nga bokk yemuñu sax. man li ma jàpp mooy yemuñu parce que ki ne ci biti di wax amaana xamul li ne ci biir. boo duggee ba ci biir xam li fa nekk di nga ni ay la yéwénkat ndekete lii fi nekk mais ki fi nekk ba xam li ci biir ba pare d'accord ci loolu génn ni loola dara baaxu ja wala loolu wurta demee noonu je pense que loolu c'est pas responsable. yow daal jàpp nga ni ci sama gis-gisu bopp c'est pas responsable. waaw gis nañ ku mel ni Moustapha Diakhaté. moom depuis bi mu génnee ba léegi aw yatam la yor. di tàpp waa APR rek daanaka fi mu toll nii moo ëpp lu muy ŋàññi APR alors que foofu xaw naa ci ànd ak yow mooy le fait que nga nekk ci biir ni gonga boo génnee vraiment sànni xeer daan ni dara baaxatut. loolu moom politiciens yi boobu jikko la nu yor. mais tamit da nga koy méngale ak ki nekkoon ci biti ni dara baaxut dugg ci biir daane léegi lépp moom macha allah. waaw xam nga dama bëgg a wax ni Moustapha Cissé Lo comme ni nga ko waxee. je pense Moustapha Diakhaté laa bëgg a wax sax dama jóg Moustapha Diakhaté d'accord Moustapha Diakhaté ah. Moustapha Diakhaté nga wax. Moustapha Diakhaté aussi mais idem mais c'est la même chose parce que moom ay responsabilités yu mag la fi yore. léegi nag boo génnee di ŋàññi wax dëgg yàlla loolu moom xam nga defe naa ni loolu moom daf ñuy retardel ci Sénégal il faut ñu avancer. te ni ñuy avancer mooy nit ñi kenn ku ci nekk jàppe sa morom sa bopp. bu bëgg a liggéey nga xamante ne nii da ngay liggéey ci askan wi tax rek nga def ko. ki yore responsabilité yoo nga xamante ne nii moom la yàlla dogal ak askan wi jël ko jox ko muy président Macky Sall ni ko ku la neex nga fal ku la neex nga follu xam nga kooku ñoo ko jox boobu responsabilité. bu ma falee ma liggéeyal ko mais bu ma falut ma dem defi leneen du tere ni am na loo xamante ni moom nga war a def pour askan wi. waaw mais bu ñu gisee ku mel ni Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo ñooñu nga xam te ni daanaka ñoo sos parti Macky Sall. ba ni génne Macky Sall assemblée ñoom ñooy ñi njëkkoon a taxaw xeex. ba sax ñàkk seen i responsabilité ñu daan amoon PDS ca jamonoy Abdoulaye Wade tey bu ñëwee ñu gis ni ñoom danoo jàpp dañ leen a néewal doole dañ leen a féetale ci ginnaaw est-ce que loolu aussi dina neex ci xel ci xol. waa xam nga cas yi nga tudd
boo gisee léegi ma di la wax Moustapha Cissé Lo bon c'est un cas Moustapha Cissé Lo c'est un cas exceptionnel. boo xamante ni nii yow ak man ak askan wi yëpp xam nañ ne moom dafa masa nekk nit koo xamante ni nii lu ko neex mu wax nekk ci biir rek nekk ci biteeg te wax boobu bu fekkoon ne day nekk wax boo nga xamante ni nii bu ñu mën a dégg la wala bu rafet. mais loolu yàgg na ci moom. waaw xam nga loolu tax yàgg na ci moom loolu laa la bëgg même ba mu nekk PDS. waaw dama laa bëgg a wax ni même bi muy génn PDS. di fekk Macky Sall daanaka da leen a saaga da leen wax loolu la ko neex. c'est ça le président dama la bëggoon a wax ni la dama la bëggoon a wax ni la kon donc jikko la. jikko moom la góor ga waxoon rek mag mu yore jikkoom ba dund juróom-benn fukk wala juróom-ñaar fukki at ku ko bëgg a dindi da ngay sonn. kon donc kooku jikkoom la. il faudrait que ñu bàyyi ko ak jikkoom. léegi nag mënuñu nag continuer aussi parce que nous avons au moins un état de droit. mënuñu continuer di bàyyi nit ngay taxaw ci rajo ki télé di saaga askan wi je pense que loolu c'est pas responsable. sa jikko nag boo ko yoree mën nga koy yemale ca sa biir kër wala sa njaboot mais nag bu fekkee ni ko wax nga saaga ko loolu nag il faudrait que yoon dal ci sa kaw. yat wi dal. yat wi dal c'est ça le problème. léegi noo gisee mburu meeg soow mi baa du forox. comment. tey jii ñu ngi wax Macky Sall dafa bëgg 3e mandat Idrissa Seck ay ambition am nee nañ ba léegi pour nekk président bàyyi ko ñaar ñooñu bu ñuy ànd baa duñ dem ba ci biir affaire bi forox wala suukar si manqué comme ni nga ko waxee léegi. waaw xam nga ñun aussi dañuy bëgg di limité wu ci li nga xamante ni moom la ñu xam parce que. mais en tant que militant war nga cee am yow sa gis-gisu bopp. waaw dama le fait que ñaar ñooñu ànd. loolu laa bëgg a wax dama bëgg a wax ni sëñ Abdoulaye dafa mas a wax ni ci di kilifa yi nin ko nettaliwaate yal na ko yàlla yërëm mu ni ku bañ a juum boo dee wax ba li nga xam jeex da ngay noppi waaye boo noppiwul rek di nga juum moo tax ma bëgg la wax ni la. li nga xamante ni moom la ñu xam loolu la ñu mën a yem mooy que ni président Idrissa Seck la doonoon ay ambition mooy doon président de la République parce que ku créer parti dox ci di demi élection pour doon président la. ba léegi wala. yàlla dogalu ko woon ba élection bu mujj bi mu mujj def président Macky Sall nekk fi ba yàlla dogal ñu ànd ñoom ñaar. amaana am na loo xamante ni nii xëy na waxtaane nañ ko loolu man leeruma mais la ma ca xam mooy kenn ku ci nekk li ñuy ñaan mooy bu fekkee ni askan wi rek moo leen yëkkati pour baaxal réew mi moo tax ñu ànd nañu fexe ba lépp loo xamante ni nii moom la ñu waxante kenn ku ci nekk respecter say engagement te ñu bañ a war askan wi. kenn bañ a war ñu bañ a politiser affaire bi. parce que ñaari kilifa bu nu dajee ba waxante ba faste bu ci kenn woree rek askan wi nga wor parce que ñoom askan wi ñoo leen fi teg askan wi ñoo tax ñoom ñuy def li ñuy def donc bu warante amee rek askan wi la ñuy wor te loolu yàlla nañ ci yàlla musal. la ci kanam rawut si gët ndax parti réew bi fii ci xombal seen benn membre toog na fi ne na Idrissa Seck ba léegi ambition yi mu amee woon la am léegi bu ma ñëwee ci candidature président de la République Macky Sall 3e mandat yow nan nga jànge loolu war na am wala wërta am. waaw xam nga damay faral di wax ni nit ñi nañu jéem a fexe ba kenn ku ci nekk ci ñun ñuy respectante surtout kilifa gi nga xamante ni nii moo yore këram xam nga ki yor këram ni lii kat ci biir kër gi tere naa ko fi bu ko fi kenn waxtaane ku ko waxtaane rek jalgati nga teggi nga waxi kilifa gi. maanaam mooy yow. bëggoo je pense que président Macky Sall. ku ne dégg na ko mu wax ni lii nañu ko fi yemale dootuma ci wax bu ci kenn waxati
kon defe naa ni kooku ku bokk ci mais nit ñaa ngi wax nag. waaw xam nga mais liberté la li ma bëgg a wax ni dama bëgg a wax ni waaw liberté la ci ki nga xamante ni nii xam nga ci biir kër gi ñi bokk ci biir kër gi moom ñooñu la waxal. ñooñu la waxal. waaw ku ne ci biti di wax kooku am na droit wax. waaw mais gis nañu loolu li nga xamante ni nii mooy li am ci biir kër gi sëriñ dama gis ni am na ñoo xam ne bu ne war naa def 3e mandat amul problème kenn du leen wax dara bu amee ku ni wër te def 3e mandat kooku mooy am problème loolu lan gis. non man gisuma loolu. non si. xamal lu ma gis. waaw xamal lu ma gis. li ma gis mooy kilifa gi nga xamante ni nii dafa joxe ay directives ci biir kër gi. ba pare am ay responsabilités yu mu la dénk. am keneen koo xamante ni nii mi ngi ci biir kër gi kat mais dénkuñu ko benn responsabilité. xam nga ñooñ du ñu bokk ay niveau. ki ñu joxe responsabilité kooku kilifa gi dina am yet boo nga xamante ni nii moom mën na ko koo caw à chaque fois que mu def erreur. ka ca des nag joxuñu ko benn responsabilité bu waxee ak lu mu mën di doon xëy na mën nga koo woo ci roq ni ko lii bëggatuma koo dégg mais amoo sanction boo koy teg. kon yow fi gis nga xamante ni noonu la demee. yow kon mën ngaa war nga wax xam nga ñooñu may wax. yow war ngaa mën a wax si sama question dama laa bëgg a wax ni la sa gis-gis yow en tant que membre APR. en tant que politicien. déggoo li ma la situation bi ñu koy wax mu nekk lu ñuy wax ci dëkk bi yow ban gis-gis nga ci am est-ce que lu war a nekk la wala waratu. waa xam nga lu war a nekk wala warut a nekk mooy li ma la wax ni la comme kilifa gi nee na bu ci kenn wax ku am kilifa rek mën nga caa bañ a wax ba décision na dikk xam nga ñun nous sommes libres. man personnellement man je suis libre. je suis libre des ci point bi moom. waaw non xam nga lu tax. xam nga lu tax waaw su fekkee ne da nga tënku ci foo xamante ni nii am na ay charte da nga war a respecter charte yooyu. charte yi kay kenn moo wax xam nga kenn moo ne bëgguma. ñu wax kenn gi mooy kilifa gi. mais est-ce que seeni charte yi parti tënk na ni bu kenn wax ci lii. non xam nga charte parti tënkul ay mandat très bien. xam nga charte parti tënkul ay mandat bi xam nga mandat li ko tënk mooy constitution. waaw léegi constitution boobu le gardien de la constitution. léegi constitution bi en tant que sénégalais. war nga am ci sa xalaat sa gis-gis wax ko yow. waaw mais xam nga sénégalais ñi dañu am ay façon am na koo xamante ni mooy li ma la wax ni bokkul fenn. kooka xalaatam lay doxe mais ki jël sa bopp jox organisation boobu li mu tëral fa ngay mën a tënku. yow daal dama bëgg a wax ni. c'est-à-dire daf may jox sax occasion ma lancer un appel aux journalistes et animateurs. présentateurs ak ñépp ñi nga xamante ni ñoo yore média. mooy mais mën nañu dimbali askan wi dimbali aussi. kilifa yi nga xamante ni nii ñoo yore ay responsabilité te bokk ci biir APR parce que tey jii. am na loo xamante ni nii ku ciy pousse nit je pense que pour pousse ko à la sortie la. parce que dimbaliwut nit maanaam dimbaliwut nit ci ki nga xamante ni nii da nga am kilifa. ñu ni kër gi kat bu fi kenn waxe nangam à chaque fois que responsable APR toog ci plateau rek. il faut ñu pousse ko pour mu wax ci lu demee noonu. waaw mais je pense que loolu aussi il faudrait que nit ñi. kër gi ci waale kilifa yooyu. kër gi je pense que loolu la. mais kër gi man personnellement. je suis un militant. un militant de la coalition Benno Bokk Yaakaar. de l'APR. je dis coalition Benno Bokk Yaakaar parce que moo nu tënk ñun ñëpp. mais awma benn responsabilité. mën nga cee wax. aw ma benn responsabilité. mën nga cee wax. mën naa ci wax. waaw lu tax waxuñu mais lu tax du ma ci wax exactement. mooy que ni kilifa gi nga xamante ni moo nu yulif ci biir kër googu nee na bu ci kenn wax. je pense que loolu mën nañu cee dimbali. pour que loolu aussi ñu. léegi dañ la koy nungul léegi. bañ a jël temps danoo perte temps bu bari. ndax la tardé xam naa soxna si dama yaakaar ni ndekk li dafa naaje. dañuy jógee léegi au niveau national ñu ñëw au niveau local. léegi APR fii au niveau local. mais APR noo gis tasaaroo gu métti gu fi am. Lamine mu nga jaar fële nee na APR la bokk mais mu nga jaar fële ber yoonu boppam. côté maire ñoo nga jaar fële ñoom tamit ber seen i mbiri bopp fii ci APR lan moo waral ba léegi gisatuñu joxante loxo gii waa APR doon joxante loxo boole seen doole pour vraiment ñu xam ne parti APR mu ngi nii. waaw lu am solo parce que tey jii
APR mën nañu jàpp ni te mooy li am ki nga xamante ni nii moo ko jiite au niveau de Khombole c'est le maire Pape Mboup ñi ci des ñëpp bokk ci biir àndandoo liggéey ci bi président soxla président li mu fi soxla bi ñu fi nekkee ak léegi référendum la ba ca topp mooy élection législative bu 2017 ba ca des mooy élection présidentielle 2019 yooyu mooy li nga xamante ni nii mooy élection yi fi jaar ku ne gis na ni liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar léegi nag du tere man walla yow ñi nga xamante ni dañu bokk ci biir coalition bi nga am possibilité di gën a yaatal sa liggéey di gën a continuer sa liggéey ci cadre boo nga xamante ni nii kat pour mu gën a massifié wu la maintenant le problème c'est que mais am na problème nit ñi APR si boppam. waaw coalition Benno Bokk Yaakaar sax laay wax. bala très may bien wax xam nga man APR. je voudrais bu ñuy développer mën nañu développer ci coalition Benno Bokk Yaakaar parce que APR ñoo fa nekk parti socialiste nekk fa réew mi nekkoon ci génn dellusiwaat na ay LDMPT PIT ñëpp ñi ngi ci biir coalition bi je pense que mooy coalition bi nga xamante ne ni moo gën a gudd fan bi Sénégal amee ak léegi. mais danoo dajale ñu amul ay ambition ba rek. ca des mooy gars yi dajale foofu mais. dajale nañu parce que boo jëlee li leen ñor. non boo jëlee PS. waaw ku mel ni PS. yàlla na ko yàlla yërëm. Ousmane Tanor Dieng moo fa nekkoon. Ousmane Tanor Dieng président élection présidentielle yi képp xam na ni du nekk candidat. nga jël APR. Moustapha Niasse moo fa nekkoon donc ñooñu da nga gis ni amuñu ambition moo tax coalition bi yàgg. AFP donc li koy. am nañu ambition. non si ambition nekk président parce que nekkati président. waaw xam nga parce que tey boo jëlee ku mel ni Khalifa Sall gis nga ne moom mi am ambition dafa génn newatul sa coalition ba. waaw nga jëloon ku mel ni Malick Gakou. AFP. moom mi amoon ambition dafa génn. donc loolu li muy tekki mooy ñi jiite woon parti yi ñoo amutoon. waaw xam nga am ambition. moo tax mu yàgg. xam nga am ambition. nekk président réaliste moo ko ëpp doole. am ambition réaliste moo ko ëpp doole. parce que bu fekkee ni dama am ambition pour doon président te président à la kuliyal bi ñu dalee demi élection ba ndëgë ni gis nga fi fukki candidat ak ñeent am fi gis nga fi juróom am fi gis nga fi juróom-ñaar am fi mais à la fin kenn moo koy doon man su fekkee ni dama am ambition pour doon président ma dem élection demaat élection te mënuma koo doon je pense que gën a réaliste mooy comme dama bëgg a liggéeyal Sénégal dinaa xool foo nga xamante ne ni fa laa mën a liggéeyale Sénégal. mais gis nañ fi Abdoulaye te loolu mooy Wade ñaata yoon la dem élection. waaw Abdoulaye Wade ñaata yoon la dem élection. parce que Abdoulaye Abdoulaye Wade pratiquement. il faut comprendre que ni nit la koo xamante ni nii il s'est battu ci manière boo nga xamante ni nii à chaque fois que sénégalais am possibilité pour wax ko daf ko war a rendre hommage di ko ñaanal yàlla defal ko gudd fan ak wér mais it ku ne xam na ni booba kii bu fekkee ni am na benn pouvoir bu mën a wëlbati pouvoiru parti socialiste Abdoulaye Wade lay doon loolu Sénégal li ñu doonoon xale xamoon nañ ni loolu mooy li am donc loolu mooy li mu def ba àgg ci doon président de la République. mais ñii tamit war na mën a def loolu. et puis il faut comprendre. mais Serigne Sa yow dëggal nga li ma wax. il faut comprendre non dama la bëgg a wax ni la il faut comprendre que ni. Abdoulaye Wade bi mu demee ba nga xamante ni nii àgg na ci war a doon président de la République askan wi ñëpp dañ ko jox bopp. taxawaay moo ko may loolu. y compris l'opposition. taxawaay moo ko may loolu. parce que bu fekkoon teeloon naa découragé ba bu yàgg du ko fekk. waa xam nga taxawaay boobu. waaw taxawaay boobu moom. ala kuliyal ku ne xam na ni mooy taxawaay bi gën mais je ne dirais pas que ñi fi nekk taxawuñu taxawaay boobu. waa léegi ñu dellusiwaat au niveau local. voilà da ma doon wax ni dama doon la wax Benno Bokk Yaakaar ci boppam. nee nga wax nga ma léegi ni ma nekk si du tee ku nekk jéem a xool nooy bayee sa waar pour mën a duufal. pour mbir mi yaatal. mais li ñu nemmeeku mooy Benno Bokk Yaakaar ci boppam dafa animé tout dara est-ce que ñu ngi réunion kañ leen gëj a réunion ñoom seen bopp.
en tant que coalition au niveau local xombol Benno Bokk Yaakaar réunir nu depuis ñu jugee élection présidentielle ak léegi loolu nag c'est un problème boo xamante ne ni xëy na di nga am possibilité pour laaj ko ki ko jiite. mais yooyu mën naa la ka laaj parce que si nga bokk. waa xam nga bu ma ci bokkee it du ma convoquer réunion. waaw mais. damay xaar rek am nga am xalaat wala gis-gis boo jàpp ne lii moo waral li amut. waaw non parce que du rek maire moo woote wut xañ na moo tax waaye même Benno Bokk Yaakaar bu maire woote wut sax mais waa Benno Bokk Yaakaar war noo mën a dajal waxtaan si loolu. waaw xam nga dama bëgg a wax ni xam nga ki jiite su fekkee ni woote wut peut-être foofu problème lay doon mais aussi au niveau communal nga wax. mais au niveau départemental am na ay rencontre yoo xamante ni nii. yooyu am foofu jàpp naa ni léeg-léeg dina am ñoo xamante ni nii xëy na dinañ ko teewee te loolu am na fi ci diggante bi. au niveau départemental au niveau local xombol mooy problème. au niveau local xombol mais xombol. problème mu coalition Benno Bokk Yaakaar la même au niveau départemental. C'est un problème au niveau départemental parce qu'aujourd'hui même au niveau national. non waaw xam nga xombol moom. problème la boo xamante ni nii dem na ba ci président de la République. loolu bu fekkee dafa am. excusez-moi problème bu dem ba ci président de la République problème bu xombol. waaw je pense que àgg na foofu parce que. ki nga xamante ni nii moo ko jiite ku ne xam na ni moo yàlla dogal na yàlla moo amee wér ak wéradi mu wéradi depuis 2017 mi ngi tane yàlla na ko yàlla gën a jox tan mais bu fekkee ni loolu dafa am te ñi war a organiser loolu au niveau départemental au niveau national réglé wuñu le problème pour xam ni kat kii moo jiitu kii moo topp wala kee moo topp nga xamante ni nii bu ki jiitu. mais loolu sëriñ Sénégal gi yëpp keneen ki mën a organiser. Sénégal gi yëpp très bien c'est cette organisation. waaw mais teewut nag ñu ngay doxal ñu ngay jubóo. di doxal non waa xam nga jubóo di doxal man gisuma ak dëngoo goo xamante ni nii. non si moo tax le fait que ñoom comme li nga wax ni. ñoom ñu jógee si président élection présidentielle ba léegi mënunoo def benn réunion au niveau local. waaw mais loolu problème. waaw mais xam nga loolu c'est un problème. waaw et je le reconnais. mais li nga xamante ni ni mooy problème bi wax naa la ko nee naa la ki jiite. mais est-ce que du problème mu entre les adjoints yi nga xamante ni ñoom ñoo toppoon ci ginnaaw maire ak monsieur le maire seen problème boobu nga xamante ni seen problème mu bopp la moo wàll si ba ñëw ci Benno Bokk Yaakaar. waaw kon dafa mel ni da nga bëgg a wax ni coalition Benno Bokk Yaakaar maire la ak ay adjoints wala boog ñoo téye doole ji. ah mais ñoo yor doole ji moom loolu moom. merci beaucoup loolu moom mooy li am. merci beaucoup dëgg yàlla xam naa bu la gaañi. non mais loolu mooy li am Serigne loolu moom mooy. waaw léegi xam nga loolu bu fekkee ni dafa am yow dafa mel ni ki da ngay dugg ci génn sax ci wàllu coalition bi wàllu politique mais dugg ci biir gestion. parce que maire ak ay adjoints ñoom xombol la ñu dénk. lan leen dénk bu ñu leen ko dénkee su fekkee ni par exemple dafa am lenn loo xamante ni lu sooxe la rek dafay répercuté wu ci dëkk organisation boo xamante ni moom la ñu jiite. donc je pense que kon loolu moom nungul nga ma loolu mën naa jur loolu non moi je suis vraiment xam nga le fait que ñoom déggootuñ rek mën naa laal si côté yu bëree bëri waaw xam nga mais léegi yow nan nga jàngate yow sëñ Mor 2014 bi ni fal équipe yor ministre dëkk bi seen ñëpp am si ñoom yaakaar gis ni ay la yoween ku ci nekk yàlla am na lu mu la suturaal loo xamante ni gëm na nit ñi soxlawuñu alali nit ñi donc ba sax ay liggéey yu bari dañ ko doon anticiper di génn seen poche seen alal di ci def nit ñëpp tàcc loolu mais ñu dem ba ci benn moment ku nekk aw benn côté ba dëkk bi dafa bloqué complètement yow en tant que politicien en tant que jeune ak koo xamante ni da ngaa nekkoon seen biir lan la def loolu yow waaw xam ne tey jii waroon nañoo wax naan li ngeen fi def kenn mësu ko fay def. comme ni ngeen c'est vrai ça me fait vraiment très mal le fait que yooyu di am mais dama ko mas a wax bu fekkee ni xam nga en général comme léegi àdduna vaar moo fi am. dama mas a wax fii ci benn
benn xalaat bu le oustaz Ibrahima Mbaye def fii ci plateau ma woote téléphone wax ko ni ko man lii sama xalaat mooy que ni Xombol moment bi mu commencé am problème mooy bi nga xamante ne ni ci la Pape Mboup feebare ku ne xam na loolu parce que bi maire feebare yàlla dogal ñu yoon jël responsabilité yi jox ko le premier adjoint pour mu doxal en 2018 yoon moo ko jël wala maire moo ko jël yoon kon lu ko jëlaat ci moom waaw xam nga loolu mën naa ci ñëw xam nga yoon moo ko jox le premier adjoint pour mu doxal yoon moo ko jëlaat wala waaw yoon moo koy jëlaat parce que yoon ni mu koy jëlaate mooy que ni yoon actuellement mooy le maire tant que mi ngi wér moment bi nga xamante ne nii wérulee ki nga xamante ne nii mooy yoon mooy code général des collectivités territoriales moo prévoir ni su fekkee ni maire bi dafa feebar dafa mënatul adjoint automatiquement adjoint bi mooy ñëw premier adjoint mooy ñëw automatiquement waaw jarut par exemple muy délégation délégué yooyu wala yu demee noonu loolu yoon moo ko prévoir léegi boo demee ba nga xamante ne ni wér nga ni wér naa am nga droit jëlaat say pouvoir je pense que noonu la demee donte wér ganu ca waxoon amu ca bi mu delsee bind ay lettres jox le premier adjoint et le deuxième adjoint xamal leen ni kat delsi naa te damay jëlaat samay responsabilité ñu signeel ko loolu nangul ko continuer nag ànd ak moom bi ñu continuer ànd ak moom ànd nga yàggul de sëriñ waaw xam nga lu tax yàggul mooy dañu continuer ànd ak moom ñu génn 2018 boobu nga xamante ne nii ñoom ñoo voté budget mais doxal ci lu bari est-ce que du nungu gi mu nunguwaat pouvoir boobu mu bàyyi woon ak premier adjoint bi moo indi problème bi moo tax waaw mais problème bi foofu la commencé waaw problème bi foofu la commencé est-ce que waroon naa am problème le fait que moom mu ñëw ni mënaat na ñëw na mais nan ànd ak moom rek bàyyi Xombol jugé waaw déggoo li ma la dama ne la bi mu dikkee jël ñoom dañoo continuer ànd ak moom waaw léegi lan mooy problème bi kon bi ñu continuer ànd ak moom xam nga kenn ku ci nekk am na responsabilité yoo nga xamante ne nii au niveau de Xombol au niveau de la municipalité moom lañ la dénk léegi bi mu demee ku leen ko dénk le maire le maire moom moo dénk le premier adjoint coopération décentralisée dénk deuxième adjoint éducation non du moins autant pour moi sport culture et jeunesse bi mu demee ba nga xamante ni nii ñooñu ànd nañu ak moom bi mu jëlaatee signature am ñu continuer di doxal ñu doxal budget 2018 boobu budget bi nga xamante ni nii moo ci topp muy 2019 ndikk voté ko li nga xamante ni moo njëkk a indi problème bi mooy dañu jël responsabilité yi nga xamante ni ñi ñoom la leen maire joxoon ñu wëlbatiku dindi ko maanaam dindi gi mooy même affaire fourniture bi nga xamante ne nii moom lañ doon faral di joxe toujours ci loxool premier adjoint la doon jaar mu waxtaan ci ak ki yore commission éducation ñu doxal loolu da koo jël loolu mu dindi ko ñu dindi ko bi ñu ko dindee joxuñu ko responsabilité boobu dem nawetaan am li nga xamante ni moo doonoon subvention yi nga xamante ni nii le deuxième adjoint au maire Lamine Gueye moo ko doon gérer ba ñu koy joxe yëgu ko ba ñu koy def yëgu ko kon daal bu ma la déggee ba nga xamante ni ne kon jàpp nañ ni ñii kon am na loo xamante ni nii mooy luy romandaat te yëguñu ko léegi daal kon su ma la déggee mooy leen joxoon bi ñu ko jëlee ñoom si leen taxaw ah waaw xam nga li buñ la ku la jox responsabilité waaw ku la jox responsabilité ci responsabilité ya mu la dénk mais amutoo ca accès mais terewut yow xam nga li may wax terewut ki nga xamante ni nii mooy Lamine deuxième adjoint li nu ko joxoon lan la jeunesse sport ak culture gis nga la mu ca doon def bi ñu ko joxee responsabilité yi
ñu di ko def ci alalu mairie bi. bi ñu ko dindee ci moom 2018 ba fii ñu toog 2020. bu ci nekk at mu jot la mu doon def da koy def ba nëgëni ci alalu boppam. mais kon moom mënoon naa continuer toog rek di ko def. non toog na parce que comme dañ koo dénk. léegi li mu doon def. waaw bi ko dénkatu si dafa continuer di ko def. est-ce que kon réeroo gi am. mënoon naa ñàkk. non réeroo amu fa. ah non suñ Mor am na problème. non xam lu tax. non problème am na problème bi wax naa la ko nee naa la dénk nit ba yàgg nga dindi loola. problème nit ki toog. non toog amul. toog kay amul parce que mi ngi continuer di liggéeyam. waaw léegi ci wàllu bi mu féete. waxtu bi xam na ni waxtu bi xoj nañu. ku ne xam na ni ma nga ca mais dama ci dugal beneen question rek nan nga gisee lu mat ñaar wala ñetti at wala boog ñaari at yoo xamante ni conseil municipal si boppam saa yu ñu réunion duñ am quorum. ba année yi génn sax préfet si boppam moo yoree li nga xamante ni moo di budget bi yow en tant que doomu Xombol en tant que bokkoon ci groupe boobu ñuy wax léegi te mooy ñiy ŋànkoon dëkk bi nan nga jàngate loolu. ak it tamit ban responsabilité si kan la responsabilité bi nekk. le fait waaw que conseil mënut a am mën naa ne Xombol. xam nga conseil déjà semaine bi passé rek woote nañ ko mais dafa avorté. waaw mais conseil mi ngi am. parce que bi fekkee bi nga xamee ni conseil moom xam nga yàlla dogal na comme li ma la wax rek yoon day tënk. yoon bu tënkee ni bu ñu wootee conseil bu fekkee ni la moitié plus 1 présent wut. donc c'est un manque de quorum dañu koy renvoyer. bu ñu ko voté waatee bu le tiers ñëwee da ngay mën a délibérer. loolu am na fi bi nga xamante ne nii ci la ñuy voté compte administratif bi. 2019 2018. 2018 mais 2019 moom amul woon. léegi non 2019. li fi amoon mooy compte administratif. bi ñu koy rejeté. dafa chevauché wu ci problème yi ma la wax ni la moo jiitu. mais bi ñu dikkee am na lu ko jiitu. muy fonds de concours ak fonds de dotation. bi ñu ko wootee ñu war ko voté man ki nga xamante ni nii moom laa xam ay décision te xalaat ni mun naa ko wax te xam ni duma ci wax loo xamante ni nii lu dul dëgg la. mën naa koy wax. muy kan muy sama leader bi ma àndal muy Lamine Gueye. bi ñu dikkee ci fonds de dotation yooyu ak fonds de concours de la décentralisation dafa taxaw ci conseil bi ni leen fonds de dotation yi nga xamante ni moom la état joxe yii moo ca nekk muy wàllu santé wàllu éducation wàllu sport jeunesse sociale. loolu dinaa ko voté. laaju ma ci. loolu 2019. dinaa ko voté mais fonds de concours bi nga xamante ni nii ci la ñu dugal fukki millions ak benn yoo xamante ni dañ ko bëgg a dugal ci jardin public bu Anéne. mu ni ko li tax duma ko voté mooy. benn bi mooy maire da nga ni woon jardin boobu kat maa ciy def sama alal. laajuma ci alalu dëkk bi laajuma ci alalu keneen te musuñu délibéré fii ci conseil municipal pour def foofu dara ba ca des mooy que ni jàpp naa ne priorité am na je ne suis pas contre jardin public gu Anéne mais dafa am priorité bu ko jiitu muy da nga ma dénkoon pour ñu war a fexe ba Xombol fépp fu nit ki nekk ci biir dëkk bi ak lu ko jige ndox mi àgg fa. ma def liggéey boobu ba jébbal la ko mu toll ci fanweeri million ak ñeent. su fekkee ne amuñu fanweeri million ak ñeent bu nu amee fukki million ak benn yoo xamante ni moom ngay yóbbu ci jardin boobu man je suis pour ñu def ko ci ndox mi. parce que tey jii mu ni li tax may def loolu mooy que ni yooyu ma tudd yëpp muy santé muy sport muy éducation muy ndox mi man def naa ci loo nga xamante ni nii ci sama alalu bopp kenn defu ko ji. kon donc bu ma gisee loo xamante ni lu fa war a dem la te alalu askan jàmm ko damay xeex pour que loolu am bu ma ko mënee am moo gën bu ma ko mënut en tout cas du ma ko voté. mais boobu moo nekkoon position. par rapport à ça boobu ñu ngi woon ci ay réeroo moment yooyu 2019 boobu comme ni nga ko waxee li fi jaar na fi ba ñoom déggootun tey gis nañ ni. ñoo xam nga déggoo. waaw xam nga déggoo googu ñuy wax laa ne. waaw mais déggoo gi sëñ Mari Sëriñ il faut ñu wax ko parce que ñaari état moo fi am na boo xamante ni kenn daaw doon wax déggoonu
mooy bi nga xamante ni vraiment ñoo ngi woon ci seen cere ak seen soow ak seen mburu waaw non dama la bëgg mais dem na ba benn moment ñu gis ni wax nga ko léegi doon ko ni nga ko waxee mooy li mu leen joxoon la téye ñoom it mu amut accès ci affaire yi ñu taxaw mais loolu ñàkk a déggoo la. waaw xam nga dama la wax léegi ni la. taxaw moom amul en tout cas ci côté Lamine Gueye parce que à chaque fois que loolee mu daan def ànd ko ak mairie bi. mais loolu muy def bokkul continuer di ko def. waaw loolu boppam la ko defal. beneen bi mooy que loolu boppam la ko defal da koo def en tant que doomu xombal. mais li nga xamante ni fi la ko nit ñi doon xaare mooy en tant que deuxième adjoint. lëkkoo gi amoon ñoom ñett pour ñuy mën na taxaw askan wi loolu leen gisatut. waaw xam nga moo tax ñu koy tekki naan dafa am ak réeroo ko fi am. xam nga léegi wax nga léegi 2019 bi ñëwee position bi mu amee woon. donc loolu leer na. mais gis nañ ni conseil bi passé moom moo ko précisé. lan moo waral mu ñëw ci bii di ko jiite ko. dafa am ak léegi déggoo gu amaat wala lan la. li ko waral mooy devoir. mais mu ngi fi woon n'est-ce pas wala. avant même 2000 yi passé am na yu fi passé te moom jiitewut conseil bi. am na réunion yu am yoo xam te moom jiitewul conseil bi. parce que waru ko woon a jiite. ndax la très bien gis nga. monsieur le maire Lamine Gueye li tax ma ne le devoir moo tax mu présider conseil municipal bi passé. te bu devoir boobu présenté wu waatee mu présider waat ko. mooy. il est membre du bureau municipal. te bureau municipal ñoo habilité diriger conseil municipal. bureau municipal nag li mu tëddee mooy maire bi moo ko jiite. am premier adjoint mu topp ci. am deuxième adjoint mu topp ci. ñi ci des da koy ñëw. su fekkee ni par exemple maire bi. dafa ñëwut premier adjoint ñëwut. deuxième adjoint nekk fi. il a le devoir de diriger la réunion. maintenant on me dirait que lan moo tax daawul am. mais li ma leen di wax mooy que ni musuñu def benn conseil municipal boo nga xamante ni ni Lamine. en tant que deuxième adjoint moom kese moo dikk présent. ñu ni ko diriger mu bañ diriger amul. je défie quiconque. vaare ñi ngi fi. amul kenn koo xamante ni nii. mais mas nañ ko wax diriger mu bañ. mustaam musuñu ko wax diriger mu bañ. mustaam. kooku je défie quiconque. musuta am kenn koo xamante ni nii conseil municipal dafa am moom mu dikk ñu ni ko présider conseil municipal mu bañ li fi amoon. boobu mooy bi ñuy def comme li ma la wax ni fonds de concours bii ñu wax ni boobu le maire était là mais il pouvait pas présider parce que malade. Le premier adjoint était là le deuxième est là premier adjoint dans un premier temps mon frère excusez-moi mon frère Demba Sibi que je salue de passage bi mu ñëwee moom dafa ni woon duma présider réunion bi. mais boobu Lamine moo war a ñëw automatique. waaw xaaral rek du ma présider réunion bi. bi ñu toogee ci salle bi après ñu génn dem waxtaan ci biti mu dellusi d'accord ni da koy présider. ci la toogee présider réunion conseil municipal booba. bi loolu passé. compte administratif moo fi jaar. booba le maire ne pouvait pas présider il fallait par exemple ñu am quelqu'un ku ko présider ci kaw. voté ko démocratiquement. ñu am ñaari candidats yoo nga xamante ne nii ñoo fa nekkoon muy le conseiller municipal Serigne Mbacké Anne. ak le conseiller municipal. Lépa Ndaw kenn ku ci nekk tàllal loxoom ni bëgg na présider. parce que loolu yoon daf ko prévoir. ñu voté ko Lépa Ndaw gañ ko. présider séance boobu. léegi bi loolu amee ba tey amagul foo xamante ni dañ ni Demba nekku fi maire nekku fi Lamine présider. mu ni du ma présider ba tey amu fi. loolu tax ma ne la je défie quiconque. man
je ne suis pas conseiller municipal. Serigne malheureusement temps bi ñu bari dañu xalaat ni sax conseiller municipal la parce que du ma ko tardé. waaw je suis loolu dafa am solo parce que tamit toujours là-bas. parce que tamit lu fa xew rek xam naa ko information yi da ko war a xam naa ko. acca léegi waxtu wi am na benn mbir boo xamante ni moom laa bëggoon a wax aussi. waaw te wax nga ko ci sa biir wax dafa àggul. mu mel ni ki askan wi wala boog xombol am na ci benn responsabilité. xombal am na ci dama bëgg a wax ni am na ñenn ñoo xamante ne ni ñi ngi koy wax. ni lu tax Lamine présider conseil municipal bi dafa am compromission ak le maire Pape Mboup. waaw loolu la ko nit ñi jàppe de. très bien moo tax ma bëgg a wax ni. waaw c'est-à-dire loolu xam nga kuy wax. ci Lamine Gueye. ci yu demee noonu rek. ba tey ba may jàpp ni bokk na ci ñi nga xamante ni xamuñu ko. Lamine du compromission ci lenn loo xamante ni nii lu jëm ci askan wi la dama bëgg a wax ni conseil municipal bi nga xamante ni nii moom la ñu convoqué woon. muy pour compte administratif. mu ñëw dañ ko convoqué légalement. maire bi nga xamante ni ñoom ñoo bokk bureau municipal woo ko téléphone expliquer ko mbir mi. mu d'accord ci ak moom ci ordre du jour bi nga xamante ni moom la ñu tënk. mooy ban bii passé. mooy compte administratif bi mooy bii passé. 2019. waaye compte administratif bu 2018 bi ñu doon voté bari ci démb rek ci 2020 bi. mooy bu barki démb le 27 novembre. très bien mais boobu dégg naa dañ koo jàppaat le lundi. non bokkul de. bi ma lay wax mooy bu njëkk bi ñu njëkk a def. d'accord le 27 novembre le 27. ñu dikk dama laa bëgg a wax ni compromission bi ñuy wax amul. ñu dikk quorum amul. bi quorum amulee ñu renvoyé conseil bi. yóbbu ko le lundi 30 novembre. ba yàgg ñu def ko le mardi. mais conseil boobu man maa ko wax Lamine. conseil bi mu présider man maa ko wax Lamine man. yëgu ko woon maanaam. yëgu ko woon. c'est-à-dire c'est juste pour te dire xam nga ki ngay defal compromis. di ngeen waxtaan. kon di nga ni ko conseil bi kat war nañ koo jàppaat altine wala talaata. léegi bu ñu ko jàppee nag nii ak nii la ñuy def kii joxe xalaatam kay joxe xalaatam mais yëgu ko man maa ko woo lundi 24 heures avant le conseil pour wax ko ni ko conseil bi jàppaat nañ ko le mardi. très bien léegi. mu ne ma xam naa kon yóbbu nañu convocation bi moom la convoque comme ni ñuy convoquer tous les conseils municipaux. voilà léegi nag parce que bokk doon membre du bureau municipal. le bureau municipal kenn nekku fa. mu toog présider ko. yoon day dal ci à la couleur bu ko présider ba pare saa yu paree nag nit ñi xam ni ki ko présider xam na lu muy. yoon day dal voilà léegi waxtu wi jeex na malheureusement li ñu waroon a waxtaane bari na bëggoon naa ñu dugg ci politique au niveau quartier bi nga bokk muy ginnaaw raay bëggoon naa ñu wax ci social. mais vraiment tamit da ngaa tardé. am na parce que solo tardé nga 20 minutes. léegi voilà léegi 5 minutes rek 5 minutes. maa ngi dikk fii 5 minutes rek 5 minutes. xëy na installation bi ak yu demee noonu. non ñoo ngi 12h15 minutes nga fi dugg. installation bi ak yu demee noonu. voilà léegi 5 minutes rek. ñu wax au niveau quartier ginnaaw raay politique bi foofu tey vraiment gis nañ ni politiciens yëpp dañoo daw wut ci foofu yow moom xam naa di nga kontaan ci lëkkaloo gi Idrissa Seck lëkkaloo ak Ablaye ak Macky Sall ci kaw parce que élection présidentielle yi dañ leen faa gagné. donc kon bu ñëwee jox leen loxo di ngeen ci kontaan. mais ban jàngat nga am le fait que quartier bu nekk am candidat. waaye def quartier boobu di ginnaaw raay nag benn mbuus moo xam te ni dañuy daw rek lu ñu soxla jël si ko fi comme ni ñu koy waxee politiciens yëpp foofu lañ jàpp ni fi leen mën a gagné dëkk bi. alors que te ginnaaw raay waroon na mën a am leader waroon na mën a am benn candidat boo xamante ni dafay porter drapeau ginnaaw raay comme ni ko yeneen quartier yu bari ci xombal yi gën a rëy amee. waaw xam nga li mu bëggoon a wax foofu pour que muy conseillant boo xamante ne ni vraiment xëy na. awma sax niveau boo xamante ni moom laa war a conseiller kenn mais sama xalaatu bopp dama bëgg a wax ni xombaluwaay yi nañu teg ci suuf waxu quartier bii dafa war a am candidat quartier bële dafa war a am candidat wala bëre wurta am candidat candidat bi nga xamante ni moo déclaré du question que ni quartier lay demander kooku xombal lay demander kooku ak fu mu mën di dëkk xombal moo ko intéressé donc je veux dire que
que candidat am ginnaaw raay wala mu ñàkk koo am. am na ay leader am na ay responsable yoo nga xamante ni nii ñoo fa nekk te responsable yooyu yàlla dogal na ñu jël seeni responsabilité ànd ak candidat bi ñuy wax Mamadou Lamine Gueye. ah mais du ñëpp de. waaw ñi ci waaw du ñëpp moom. ñi ci parce que tey jii boo duggoon ginnaaw raay. boo ma waxee responsable politique benn par benn ñoo xamante ni ñoo fa nekk. boo limee fukk juróom-ñett yi ànd nañu ak Lamine Gueye. ah bon wallaahi. fi mu toll nii. wallaay. waaw mais est-ce que loolu tax na loolu gisal ngeen ko seen bopp. waaw loolu est-ce que loolu tamit tax na ginnaaw raay si boppam ànd ak Lamine. waaw xam nga ginnaaw raay ànd ak Lamine wala ànduñu ak Lamine. loolu dina leer élection koy leeral. parce que ñi fa nekk ñi ngi koy liggéey. ma di ci nuyu sama frère Mor Ngone Diong. bi nga xamante ni nii comme li nga wax coalition bi nga xamante ni nii ñoo nu gagné woon ci. élection présidentielle ci la bokkoon ñëw na ci Lamine. ma di ci nuyu sama frère Lamine Ndiaye. bi nga xamante ni nii moom itam ci coalition boobu nga xamante ni nii ñoo nu gagné woon ci présidentielle ci la bokkoon. Lamine Ndiaye dafa ñëw ci Lamine. ñëw na parce que moo ko wax. toog nañu waxtaan ba juboo ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk responsable ya nekk ci biir ginnaaw raay. ah bon mu jox ñu loxo ni ñu kat nañu ànd liggéey ba li nga xamante ni moom la ñuy def lépp ñoo koy defandoo présentement. ah mais bu dee Mor Ngone moom ñëpp xam na ni ànd na ak Lamine. bu dee Biram Jong ñëpp gis na ni meeting. waaw maa ngi doon ñëw ci Biram mais Lamine Ndiaye kay mooy problème bi Lamine Ndiaye kenn gisul mu def déclaration wax ni ànd na ak Lamine alors que. waaw xam nga loolu moom loolu rek laa ci mën a wax dama bëgg a wax ni la. ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk responsable yi nekkal Lamine Gueye ca ginnaaw raay. Lamine Ndiaye waxtaan nañu. parce que woo nañu ñu toog ci saalam ak ñi mu àndal. ñu toog ñun en tant que responsable man ak Djili Niang ak Mor Ngone ak Galagoy ak ñëpp ñi nga xamante ni ñooy responsable ñu toogandoo tënk li ñu tënk mu décider pour ànd ak ñun te ñi ngi liggéey présentement ci cadre fal Lamine Gueye maire Xombol. loolu leer na. loolu je pense que leer na. loolu leer na leneen loo xamante ni nii nag moo ca am. que mu wax ci rajo wala mu ñàkk a wax ci émission wala yu demee noonu. moom la engagé loolu moom la engagé. dinaa ko mais engagement bi mu jël moom. mooy ànd ak Lamine Gueye jàppale ko pour mu doon maire Xombol. te cadre boobu moom defe naa ne ñun moo nu gën a intéressé. waaw Serigne. maintenant li ma la wax. boo nga bàyyi ci xel. mooy dama la wax ni la. responsable yi nga xamante ni nii ñooy def politique. te nekk ci biir ginnaaw raay. waññal ma ci fukk yoo nga xamante ne nii di nga ci génne lu weesu ñaar ñu àndut ak Lamine Gueye. ma sant yàlla bu baax ci liggéey boobu parce que liggéey bi am na ñoo xamante ne nii ñoo koy liggéey te ña nga fa di gën di massifier à chaque fois. ma bëgg ci nuyu comme li ma wax sunu frère Mor Ngone wax naa ko léegi. ak Lamine Ndiaye. di nuyu Lamine Ndiaye. di nuyu Biram Jong bi nga xamante ni ni moom itam ku ne xam na li nga xamante ni moom la taxawoon ci biir réew mi. di nuyu aussi suñu frère Serigne Djili Niang ak suñu doyen yi nga xamante ni nii ñoo nuy jàppale ne ci kaw muy doyen Djibi Ndiaye ak doyen Njawar Camara ak mag ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi ci biir. Thierno Dioum ak Gallo Gueye ak ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ku lim dafay am loo bàyyi. aujourd'hui man jàpp naa ni élection présidentielle du moins autant pour moi élection maire. élection locale yi. élection locale. bu ni woon suba la. wax dëgg yàlla day ginnaaw raay moom xawma fan waaye. minimum li ma leen di promettre mooy minimum 60%. incha allah. mais parce que liggéey boobu aussi. ma nga fa te ñi ngi ci. te yéen a ngi ci. boobu ba tey. mais ginnaaw raay nag mu yor nañ seen méthode bopp de maanaam da ngay jàpp ni kii leen àndal mais doo xam kan leen àndal le fait que ay responsable dem mais responsable ñoom leen engagé xam nga responsable boo xam ne ku mel ne Lamine Ndiaye bi nga wax dem goo xamante ni deful déclaration. mais Lamine Ndiaye waa këram yëpp ñi ngi ci biir ah bon waay. ah mais bon loolu dinañ jéem a jëli Lamine il faut ñu wax. xam nga dama la bëgg a wax gis nga responsable avant ngay dem di ànd ak leader am na loo xamante ni nii mooy. jiitu liy jiitu mooy que ni sa nit ñi nga xamante ni ñoom nga àndal di nga waxtaan ak ñoom ba nu d'accord ak yow. et que li ma la wax mooy lu leer la
loolu kay leer na. moom ak ñi mu àndal ñoo toogandoo ñu waxtaan. jeex na dama man li mu bëgg mooy mu def déclaration parce que tamit. politique la franchement non man kay dinaa ko seeti dinaa ko woo. xaw ma dina ñëw déet waaye dinaa ko woo. ne ko ñu ñëw nga ñëw vraiment ñu la ciy sant bu baax parce que saa yu la woowee nag bokk nga si ñi nga xamante ni doo daw émission te loolu dafa am solo. ndax itam bu ngeen di def développement politique di laaj baatu askan wi. da ngeen war di communiquer ak askan wi ñi mee di wax ak ñoom. parce que mooy tax ëllëg ñu xam ki doon démb ak tey mooy kan. mais di raam ci suuf bu ñu la wooyee nga ni xaaral suba xaaral tey ba doo fi jaar yooyu tamit vraiment am na ñu koy def te yow bokkoo ci loolu dañ ci profité di la ci sant mais ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak askan wi sëriñ li ñu waroon wax bari na lool. mais malheureusement temps bi jeex na ñu bàyyi la ba beneen yoon du jomm incha allah dinañ la invité. incha allah donc ma sant la bu baax encore une fois Alioune. parce que yéen itam aussi ñun dañ leen di war di sant parce que ñun buñ dee wax te amul kenn ku jooyal wax yi mu jëm ci askan wi duñ ñu dégg kon donc bu ngeen ñu ko permettre dañ leen di war di sant ak sa technicien Mamadou bi nga xamante ne ni moom itam moo yore wàllu woowu je pense que technicien dafa am solo ci émission yi parce que moom moo ko mën a defar moo ko mën a indil safaan. kon donc bu defaree ba mu baax rek. dañ ko war a sant. macha allah. ma sant sama mbokk yi nga xamante ni nii. mooy sama mbokk deret muy sama biir kër di waa Ñangeen tàmbalee ko ci suñu kilifa maam Abdou Ñang ñu doon ñaanal rek démb suñu ay kilifa wàcce kaamil bi nga xamante ni moom la ñuy faral di def at mu ne. ñu def ko démb comme mbas mi. dafa am ñu def ko dans la sobriété askan wi yëpp famille bi yëpp nekk fi ma di leen sant di leen gërëm ba ca topp mooy sama xalifa baay di Moustapha Niang ma sant ko gërëm ko ñaanal sama yaay gudd fan ak wér gën a ñaanalaat sama jabar at mi nga xamante ne nii moom lay dugg at mi yàlla na nekk at mi gën ci at yi mu weesu amiin mais ma sant sama mbokk yi nga xamante ne ñoom laa bokkal di liggéey ci wàllu politique d'abord ci biir ginnaaw raay am na ñu ma ci lim léegi am na ñu bari ñu des surtout ci jigéen ñi waaye jigéen ñi bu ma ci tuddee présidente Aïssatou Diop rek yóbbaale naa ñëpp ma wax leen ni liggéey boobu nga xamante ni moom la ñu commencé ci biir ginnaaw raay am ci cadre bu nu ko tënk maa ngi leen di ñaax ni na ni ci continuer massification bi wax dëgg yàlla mi ngi dox waaye yàlla na gën a dox ma sant aussi responsable yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal nekk biir Xombol te ànd ak le maire Lamine Gueye di ko jàppale ci liggéey bi muy Aneen muy Nganjool muy Kër Makodd muy Ngay muy Njaayeen Guy ak même sax li wër biir Xombol ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen waaye nag fi may jeexale mooy ki nga xamante ni nii mooy le maire Lamine Gueye ñu delluwaat gën ko encourager ci cadre bi nga xamante ni ci la ñu nekk parce que moom mi ngi dox rôle bi nga xamante ni nii mooy rôle am ci biir Xombol ak ci li ko wër lépp loo xamante ni nii wax dëgg yàlla askan wi soxla na ko ma nga ca ci nu mu ko mënee nag def ko ci kàttanu yàlla te yàlla tax kon donc kooku damay ñaan di ñaanaale waa Xombol ñu ñaanalal ñu ko yàlla defal ko gudd fan ak wér defal ko man-man parce que bu mënee rek Xombol dem. macha allah loolu mooy li nga xamante ni moo am. jërëjëf waaye di wax ci sama cousin sama frère le ministre de l'intérieur Antoine Diome. comme am naa possibilité bi ma gën ko ñaanal comme ni koy Xombol waa yépp ñaanale. yàlla defal ko jàmm. defal ko man. defal ko xéewal goo xamante ni nii lépp loo xamante ni nii moom la président Macky Sall yaakaar ci moom ba jox ko responsabilité yooyu yàlla bu ci dara tuuru. amiin ci barke yonent bi. amiin ba Xombol am ci ndam parce que tey jii ndamu Xombol la ma bëgg a lancer un appel à tous les Xombolois ñu joxante loxo liggéey pour président Macky Sall li nga xamante ni moom la bëgg ci Xombol ñu jot ci yàlla defal ñu ci jàmm defal ñu xéewal ba lu nu bëgg yàlla xéewalal ñu ko. maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di tàllal encore loxo une fois nos amis de réew mi commencé ko ci sama frère Assane Niang ak sama frère Papa Ndëri
bi nga xamante ni nii Papa Ndëri Ndiaye bi nga xamante ni moo nekk Anen ak ñi nga xamante ni ñoo ci nekk ñëpp di ay responsable ñu àndandoo liggéey te lépp Xombol moo ciy gañ. jërëjëf sant naa leen gërëm naa leen. merci beaucoup yow tamit sant nañ la gërëm la donc am nga tardement mais ni ma ko waxee léegi franchement saa yu la soxlaa nga ñëw te it waxtaan bu am solo ngay def question yi da nga koy tontu amul benn problème ñoo ngi lay ji jaajëfal bu baax. mbokk yéen tamit di leen sant di leen gërëm lii moo nekkoon seen émission tey nan ko waxtaanee ñu dalaloon Serigne Mor Niang kenn du ko présenté Xombol. yéen ñi ànd ak ñun tamit ci YouTube bi ci JTV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ci beneen numéro ci beneen invité jërëjëf.